tey nag sunu waxtaan comme niñ ko digee woon mooy li nga xamante ne ni moom la ñu wax al shuzuz al jinsi wa sixaaqu min wijhati nazar taarixiyatan wa anthropologiyatan wa ijtimaiyatan wa diiniyatan mooy l'homosexualité ou le lesbianisme du point de vue historique, anthropologique ou bien socio-anthropologique, sociologique et religieuse mooy maanaam gisuñu lislaam gisuñu maanaam li nga xam ne moom mooy ngóor jigéen entre góor ak góor ak lesbianisme entre jigéen ak jigéen naka la amee ci histoire xam ngeen histoire mooy taarix loo xam ne ay acte lu ñu acte la woon mu am datation ci jamono wala di point anthropologique wala socio-anthropologique naka lañ ko doon dundee ci société yi sociologie maanaam li nga xamante ne mooy l'étude des faits naka la koy jàngale ak diine aussi naka la ko gisee muy diine l'islam diine chrétienne diine judaïsme waaye diine africain yi maanaam sunu maam yi fii religion yi amoon ci Afrique naka lañ ko gisee woon mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo la donc ci loolu bëgg nañ aborder contexte yi maanaam li nga xamante ne mooy suruuf yi situation yi nga xam ne mooy yi am sur le plan socio-culturel maanaam ci wàllu li ñuy dundee ak sunuy cosaan waaye aussi ci wàllu histoire point boobu la ñu bëgg njëkk a aborder ak jëf yi nga xam ne daan nañ ko def sur ay pratiques sexuelles yoo xamante ne ni wàllu sëyante la woon entre ay nit ñoo xamante ne ci même sexe lañu maanaam ci benn xeet lañu muy góor ak góor wala jigéen ak jigéen buñ fa jógee dinañu ñëw ci wàllu lan mooy góor ak jigéen ñaari sexe la ñu wute yooyu aussi dinañ ci expliquer ci wàllu jigéen aussi sexe entre jigéen maanaam pay ci ak jigéen wax aussi ci religion africaine traditionnelle yi maanaam yi nga xam ne mooy diine yi ñu fi fekk ci sunu maam yi fii ci Afrique naka lañ ko gisee muy ñaar yëpp muy ngóor jigéen wala wàllu jigéen ak jigéen muy queen wala lesbienne waaye aussi dinañ ñëw wax ci les troisième sur les premières ak deuxième ak troisième génération des droits ak ba indi ñu ci les nouveaux droits ak question genre dinañ ci ko aborder ak lan moo indi souvent ñu indi lutte ci wàllu VIH sida ak association yi nga xam ne mooy association góor jigéen yi lan mooy philosophie bi ak ban solution la ñu war a mën a adopter ci loolu pour mën koo xeex ak peine yi nga xamante ne ni moom la ñuy laaj pour soit ñu criminaliser ko incha allah li jiitu mooy xam ngeen lu ne d'abord surtout phénomènes yu mel nii nga xam ne c'est des phénomènes sociétaux wala social mooy maanaam yoo xam ne dafa dem ba nit ñi yematul ci seen bopp rek waaye dafa ëmb ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñu bokkal société bi ñu ciy dund mujj di partager luy aada ak cosaan ci loolu ci wàllu histoire ci jëflante maanaam comme góor ak jigéen wala jigéen ak jigéen wala góor ak góor donc li ñuy wax rek mooy ne ñu bari dañuy wax ne Afrique musul am xamul loolu mais tubaab yi ñoo leen ko indil waaye loolu ñàkk xam histoire la nekkul loo xamante ne lu taxaw la ndaxte xam ngeen ne Afrique nekkul benn vase bu clos maanaam benn kër wala foo xam ne dafa fermé dara du fa dugg dara du fa génn waaye muy Afrique muy yeneen continent yi muy li ñu tudd la société humaine dafa am ay influence maanaam ay jeexital yoo xam ne dafay jóge ci yeneen peuple yi ci yeneen xeet yi yeneen langue yi yeneen waaso yi dañuy duggante te xam ngeen genre humain mooy nit ñi benn xeet lañu woon ñoom ñëpp ci aadama lañ jóge donc mu am nu leen yàlla bindee sur le plan biologique physiologique tu vois psychique psychanalytique tu vois mu am benn genre sociabilité boo xam ne daf ko def ci ñoom ñu am ay jikko ay mœurs mooy
maanaam yu baax muy fadila loo xamante ne ni vertu la yu baax waaye aussi mu am yu bon fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yàlla ne man maa sàkk nit waaye damay inspiré ci amam maanaam li nga xam ne mooy bakkanam mbon lay gën a jege moo tax fa alhamaha fujuraha caay-caay lay gën a jege que li nga xam ne mooy ragal ma man borom bi donc nga gis foofu mu naan qad aflaha man zakkaha képp koo xamante ne setal nga bakkan boobu mucc nga wa qad xaaba man dassaha maanaam perte na toskere na koo xamante ne ni dafa jël bakkanam boobu piétiné ko joxu ko valeur bi nga xamante ne ni moom lañ koy laaj loolu moo tax bu ñu dee xool données historiques yi nga xam ne am nañ ko muy wàll ci histoire parce que mooy lu amoon histoire mooy loo xam ne nit ñi dañ ko jëloon wala anthropologique wala socio anthropologique li nga xamante ne ni moom la nit ñi doon dundee fii ci Afrique wone na ne mbiru góor jigéen entre góor ak góor wala jigéen ak jigéen loolu lu fi yàgg la te dafa ancré wu ci sunu ay maanaam enracinement socio-culturel donc ci wàllu góor ak góor wala jigéen ak jigéen loolu dem na ba gis ngeen ko même fii nga xamante ne ni moom mooy Saint-Louis gis nga ñu bari dañu yaakaar ne tubaab yi ko fa indi mais tubaab yi dañ ko fa fekk parce que ay penchant la déviance la maanaam foo xam ne anormalité la loo xam ne dafa waroon a aw nii fi mu war a aw mu bàyyi foofu mu war a aw mu topp leneen maanaam li nga xam ne nekkul nature donc loolu mu indi entre góor ak góor nga gis ay historien ay socio-anthropologue wax nañ ci sociologue wax maanaam tendance yooyu nga xamante ne ni doon nañ ko gis ci des efféminés mooy al mutaxannisuun ak yi nga xamante ne ni dañu maanaam dañu doon jigéenlu parce que dañu am comportement jigéen parce que xam ngeen ne am na ay góor yoo xamante ne ni bu ñu doxee bu ñu waxee bu ñu jëfee am na ay maniérisme maanaam ni ñuy defee seeni manière rek da ngay gis dafay am lu muy wone dafay xëcc maanaam wàllu jigéen efféminisme donc loolu moom mooy efféminé al mutahannis te kooku dafa mës a am dans toutes les sociétés ba ci dans les sociétés islamiques religieuses loolu dafa mës a am parce que am na yoo xamante ne ni laago la yar gi maanaam milieu bi dina ko indi donc ba mu indi lu ñu tuddee transvertisme maanaam nga xamante ne da ngay bëgg a nekk góor dem nekk jigéen wala nga nekk jigéen dem nekk góor moo tax ci expression wolof moo góor jigéen mi ngi jóge ci construction bi nga xamante ne dafa am maanaam li ko indi mooy rapport sexuel mooy maanaam sëyante bi nga xamante ne dafay am ci même maanaam genre maanaam góor ak góor wala jigéen ak jigéen parce que même ci wolof indalul jigéen ak jigéen indiwu ko waaye góor buy nuru yu jigéen boobu la indi donc kooku mu wuteeg la conception occidentale de l'homosexualité nga xamante ne ni xam ngeen ko c'est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe ou genre comme ñoom niñ koy gisee niñ ko définiré muy l'Occident mooy ne maanaam ku am xemmem nga jublu maanaam jëm ci koo xam ne yéen a bokk même tey góor la ni yow wala jigéen la ni yow tu vois donc kooku nag boo ko dee xool comme ni ma ko waxee sànq ci groupe yëpp la am groupe ethnique yëpp boo demee ci indien yi boo demee ci pulaar yi boo demee ci pël yi boo demee ci bambara yi boo demee ci joolaa yi boo demee ci wolof yi yooyu yëpp dafa am donc loolu moo tax ñaar yi nga xam ne nag moo ci gënoon a fës te ñu xamoon leen te kooku dinañ ci ñëw ci bu ñuy wax ci Luut yonent yàlla Luut mooy terme yi nga xam ne mooy géey mooy homosexuel ci arab mu ngi tudd liwaat luuti wala misli lesbianisme mooy sixaaq mooy jigéen ak jigéen donc mu wute maanaam islam ñaar yooyu la indi ak qiyaada
maanaam ñi nga xam ne moom mooy les proxénètes donc gis nga ñooñu ñëpp benn bu ci nekk dafa am statut ci li nga xamante ne ni moom la am moom ku góor gi moom góor jigéen bi donc Occident boobu ni ko islam tuddee looti wala misli mu nekk góor jigéen maanaam góor ak góor wala sixaaqi nga xamante ne xiya nga xamante ne ni ci entre lesbienne la góor jigéen ak jigéen Occident aussi noonu la amee lu ñu tuddee sodomie bougrerie amour grec wala uranisme nga xamante ne mooy li ñëwee ko ci ginnaaw wala pédéraste nga xamante ne ni moom léegi lañ ko changé tuddee ko pédophilie nga xam ne moom ay xale rek ay adolescent moom moo ko ñor donc loolu moo dem ba poussé Occident mu génne benn loo xamante ne ni tuddee leen LGBTQIA waaw parce que day gën a progressé parce que L bi moom mooy lesbienne nga xamante ne ni dafa attiré par ku jigéen G bi mooy gay koo xam ne góor ak góor la bisexuel nga xamante ne ni daf ko beneen kii moo ko xëcc jigéen mën na ko xëcc comme góor mën na ko xëcc comme mën na nekk góor ak góor wala jigéen ak jigéen transgenre gis nga comme maanaam nekkoon na li mu nekk ni mu nekk ay attributs yoo xamante ne ni bi mu juddoo du yooyu la amoon maanaam am na gis ngeen tey ay opération chirurgicale yiy def nga xam ne dañuy am ay hormones comme ni jigéen di am ak yeneen ñi ñu jël sa sexe changé ko ak yeneen yu demee noonu yooyu dafa am mais ci biir transgenre aussi mu amaat li ñu tuddee les hermaphrodites nga xamante moom la ñuy tuddee ci xunsa mooy maanaam nguunu ngaana parce que foofu aussi bu amee ñaari sexe muy ñaari pay léeg-léeg mun na dem ba nga xam ne benn bi day dominer physiologiquement beneen bi maanaam dañuy gën a gis ci moom jigéen wala góor yooyu aussi dañ leen di tuddee ay transgenre tu vois clair moom mooy ñoo xamante ne ni mooy kii bi mooy ñoo xam ne c'est des questionnements maanaam xamuñu ci lan la ñuy nekk maanaam ñoom seen jëmu bopp xamuñu ban orientation sexuelle la ñu amee donc mën na positif comme mën na nekk lu négatif gis nga wala aussi asexuel mooy koo xamante ne ni danaan moom day xam na ne moom daal xam na ne daal am na attirance léeg-léeg mu dikkal ko mu dem ci góor wala mu dem ci jigéen wala yu demee noonu wala jigéen wala góor donc gis nga anarchie boobu nga xamante ne ni sociétal moom la ñu créé parce que képp koo xam ne rek am na tendance parce que xam nañ ne la nature humaine yàlla ni mu ko bindee dafa bokk ci plaisir yi lekk naan ak sëy waaw ñett yooyu dafa am solo ci doomu aadama mooy des besoins naturels vitaux yoo xam ne nit daf koy soxla fekk yaa ngi yëg li nga war a yëg toujours da ngay am bànneex boobu da ngay am plaisir boobu donc gis ngeen moo tax lépp loo xamante ne ni dana dem ci lu yëngal doomu aadama maanaam sentiment ay émotion ak yeneen yu demee noonu nga xam ne dina ko yóbbu ci wàllu sexe rek jël nañ la boole la ci bu ko defee pour gën a yaatal géew gi Occident boobu nag li leen gën a rakkaajul moom mooy xam ngeen Sigmund Freud nga xam ne psychanalyste la woon bu mag ci ñoom nga xam ne dañ ko déglu bu baax c'est très difficile parce que yu mel noonu yëpp gis nga toujours bu ñu waxee rek y a la franc-maçonnerie y a le sionisme y a le judaïsme qui est derrière maanaam pour yàq li nga xamante ne ni moom mooy la morale publique tu vois kooku lu mu wax dafa ne c'est maanaam ce n'est pas une perversion psychologique waaw c'est une perversion psychologique mais pas morale mooy maanaam bu la dalee ci wàllu xel rek mën nga ne voilà man ngay diw mi ku gëm diine wala kii bu ko gisee moral du ko neex waaye nekkul loo xamante ne ni amul problème moom noonu la ko gisee donc nga gis ne ñeneen dañuy gis ne c'est une perturbation de l'orientation sexuelle c'est-à-dire maladie mentale la maanaam dafa nekk loo xamante ne ni maanaam li nga xam ne noonu la ko góor ki waroon a doxee muy góore wala muy jigéene kooku dafa nekk loo xamante ne ni mu war a doxewu ko noonu moo waral boo dee xool dans le milieu wolof
dafa am langage yoo xamante ne ni ñun amoon nañ ko pour won la ne rek lu musoon am la fii te lu yàgg ci sunuy cosaan dañ ko yor taa ngeen dégg maaram ak biraan buñ koy wax mooy ci langage codé maanaam boo xam ne ci sutura mooy góor jigéen waaw gis ngeen ci séeréer ngóora rewa lañ koy wax ngóora mooy turu góor la rewa mooy jigéen waaw ci gis nga boo demee ci pël mooy bu fekkente ne suñu pëlu Casamance la moom mooy li nga xamante moom la ci débat gora maanaam nga nekk jigéen bëgg a def góor wala nga nekk góor bëgg a def jigéen boo demee ci mandeng mi ngi tudd kenteng musuteng waaw kenteng moom mooy nekkoo góor nekkoo jigéen waaw kenteng musuteng tu vois donc mu nekk loo xamante ne lu am solo te aussi loolu yemul foofu rek ci Sénégal boo demee dans les groupes africains ou bien loolu nga xool ci Égypte ci maanaam ci 18e dynastie bi nga xam ne mi ngi commencé 1567 muy la 18e dynastie donc avant Jésus-Christ di nga gis ne Thébès en Égypte soxna yi dañu doon def pratiquer mbiru jigéen ak jigéen maanaam lesbianisme maanaam foofu dañuy fóonante ak yeneen yu demee noonu def ay actes yi nga xamante ne xëy na dinañ ci ñëw incha allah boo demee ci Kenya aussi les Nandi les Dinka ci sud Soudan nga dem ci Azadé ci ak Zulu yi ci en Afrique du Sud nga dem ci Hausa yi Niger nga dem ci Yoruba yi Nigéria nga dem ci Ashanti ak les Fanti ci Ghana nga dem les Mossi muy Burkina Faso yooyu yëpp da nga fay gis lu mel noonu donc mu nekk loo xamante ne ni yemul rek ci Sénégal mais ci Afrique yooyu yëpp da nga koy gis dans les tribus dans les ethnies nga gis yu mel noonu donc góor jigéen yooyu nag léeg-léeg da ngay gis dañuy soxlawoo ñoom dañuy dem sax di changer seen tur maanaam am na ci ñoo xam ne maanaam ci diriyaañ dañuy ñooy nekk diriyanke yi ñi ñooy nekk jeeg yi ñi ñooy nekk jongoma yi ñenn yi nga xam ne ñooy diriyanke yu mag yi nag léeg-léeg dañuy jël les célébrités yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal wala dans leur environnement tuddewoo ko te ñu nekk ay jigéen comme jël turu Juma Jeng Jaxate ay Ndeela Wade ay Biti Loxo Gueye wala ñoom Kiné Lam wala Thatcher wala femme boo xam ne daal femme bu digne la bu am doole ñoom dañ ko ci seen paradigme la maanaam dañ ciy xool seen bopp donc jigéen yooyu nag wala góor jigéen yooyu gis nga léeg-léeg sax mën nañ dem ci seen maanaam ndëngateeg déviance ba dañuy plaindre sax souvent des douleurs périodiques menstruelles maanaam yaakaar ne sax ñoom dañuy gis régal tu vois donc gis ngeen nga xool fi mu leen di yóbbu góor jigéen yooyu ci seen rôle ci dans les sociétés africaines du sénégalaise rek mais fi da nga ko fii gis moom mooy d'abord ci cérémonie yi ñoom ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy dajale góor ñi jigéen ñi premier rôle bi ñoom ñooy conseiller organisatrice yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy jóg pour organiser ñoom ñoo leen di conseiller ci naka la ñuy solo ak ban type de tissu dañuy sol couleur bi nga xamante ne ni ak tissu bi nga xam ne moo nekk en vogue ak façon bi nga xamante ne moom la ñu war a marier couleur yi tu vois ak naka la ñu war a maquiller wu aussi buy joxe di maye góor jigéen bi mooy nekk ci wetam ne ko joxel kii diw kii lii la yelloo ak yeneen yi doon aussi ci wàllu lekku ndey yi ak magale yi ak ndeele yi aussi góor jigéen dañuy gis ci góor jigéen yi nga xamante ne ni ñoom ñooy yu góor yi yu góor jigéen yi dañ leen di jox loolu ñoom ñooy aussi souvent ci cérémonie ñooy nekk porte parole wala ñooy togg gis nga mbaxalu góor jigéen ñooy nekk aussi maître de li nga xamante ne mooy maître de cérémonie bu ñu demee ba màgg nag dañ leen di jox ci biir loolu avant may àgg foofu dañ leen di jox titre maire honoraire mooy maanaam moom ndeyale ko mooy ndeyu groupe bi wala mooy demee noonu moo tax lii nga xam ne mooy les milieux politico affairistes religieux maanaam milieu politique wala affairiste nga xam ne ñoom ñooy homme d'affaires yi wala ñi nga xam dañu tudde woo diine ci yooyu la gën a bari moo tax ñooñu dañ leen di utiliser bu baax a baax te gis ngeen ko ci xew-xew yi nga xamante ne ni xew-xew politique la wala leneen loo xamante ne dafay nuru diine
dañ leen fay gis souvent ñu nekk wala ci doo jabaru soxna ñooñu bu ko defee ñoom ñoo leen di coacher donc loolu mu nekk loo xamante ne lu yàgg am la fii ci Afrique ñu koy gis et puis on les toléré dinaa ci ñëw parce que lii yëpp dafa ànd ak sunu valeur socio-anthropologique ba bu njëkk ba sax boo gisee góor jigéen dalay reeloo da nga naan waaye kii tellement que dañuy salaas seen wax ak seen i comportement ak yeneen société sénégalaise africaine noonu la bindoo donc bu ñu ñëwee ci wàllu maanaam li nga xamante ne ni mooy diggante sixaaf muy lesbianisme historique am gannaaw bi ñu waxee li nga xam ne mooy wàllu ngóor jigéen ak seen espace maanaam seen taxawaay dans les sociétés africaines gis nañ ne ci wàllu jigéen li gënoon a tax mu am solo parce que xam ngeen jigéen dafa am place bu am solo muy ci l'islam muy ci civilisation muy ci culture ndax rôle primordial bi muy joué ak ni nga xamante noonu lay représenté ci wàllu sexe ak ci érotisme maanaam érotisme mooy ni ñuy sëyee yaa ngi dégg loolu yëpp ak aussi forme d'organisation yi nga xamante ne jigéen lañ ko jox tu vois nga xool yooyu yëpp boo dee xool ci jigéen dafay attirer plaisir yàlla moo ko defal loolu sur le plan biologique physiologique surtout anatomique li mu defal jigéen defalu ko góor ci wàllu douceur ci wàllu finesse ci wàllu charme ci wàllu rafetaay ci wàllu yeneen ak yeneen ci waa ci baat bi ci lépp doxin bi ak yëpp yooyu defalu ko li nga xamante ne mooy lu góor donc loolu nag mun na dem ba nga xamante ne ni day indi entre jigéen ak jigéen liñ ci day attouchement corporel maanaam raayante ci ay parties yi intime tu vois loolu mën na am exposer aussi des parties intimes ngeen di sangandoo duggandoo ci douche wala ngeen nekk seen néeg tu vois bu ko defee kenn ku nekk di xool sa morom di ci maanaam bànneexu wala ay fecc yoo xam ne ay fecc la yoo xamante ne ni dafay wane maanaam des danses subjectives yoo xam ne day wane ubbil Mbarka Njaay comme ni ñu ko doon waxee parce que comme dañuy jàngale ñu tudd ko on est tous du pays xam nañ les réalités donc ubbil Mbarka Njaay ak yeneen danse yoo xamante ne ni boo ko xoolee même la danse wolof sénégalaise ni nga xamante ne da ngay pàkkar ñi da ngay seele say cër feeñ ak yeneen yu demee noonu yooyu yëpp dafa am loo xam ne mën na ko attirer ci diggante gu jigéen ak jigéen sur le plan mu indi ay relation affective maanaam yoo xam ne ak relation sentimentale wala amicale wala émotionnelle wala yi nga xamante ne corporelle dem ba nga xamante ne ni sax da ngeen di maanaam di sës di foo ak fóonante ak def yu demee noonu donc loolu moom mooy indi relation yoo xamante ne ni interpersonnel la entre jigéen moo tax du léeg-léeg nga gis jigéen ci jëmu boppam ne dama laa nopp littéralement mooy je suis amoureuse de toi dama laa nopp waaw nopp boobu nag li muy traduire généralement mooy amour waaw nobbu góor ak góor wala jigéen ak jigéen tu vois donc loolu da nga koy gis ci bu ñu ne nopp rek mooy dafay renvoyer ci spécifiquement à l'amour au sens sexuel du terme donc mu nekk loo xam ne mën na nekk góor ak jigéen beneen bi aussi mooy jigéen mën na wax moroomu jigéenam sopp naa la c'est-à-dire sous le charme d'une autre maanaam man daal jigéen bi kii neex na ma da nga koy gis yu demee noonu nekkul nag képp ku ko wax rek gwin la wax ko sa moroomu jigéen maanaam lesbienne la mais yooyu dafa nekk yoo xam ne yu naturel la mais couteau la à double tranchant bu ñu demee di gën développé rek dinañu gën a comprendre donc nga gis léeg-léeg nga dégg da nga maa neex jigéen wax ko moroomu jigéenam waaw mooy bëgg naa la donc langage la boo xamante ne ni souvent am na ay langage yoo xamante ne ni encapsulé lay doon yoo xamante ne ni yu ñu codé ci langue africaine yëpp am na mooy ci jigéen mën nañu dem diggante jigéen ak jigéen
dem ba li nga xamante moom lañ naan këppalante mooy maanaam jël seen sexe maanaam di ko raayalante waaw wala ak def ci yeneen yi nga xamante ne ni mooy dafa xaw a kéemaane donc macha allah c'est-à-dire foofu pare nañ fa maanaam donc gis nañ ne góor jigéen lu amoon na ci société africaine yi wax nañ ne lesbienne lu amoon na société africaine yi léegi ci religion maanaam yi nga xamante ne ni nag ci wàllu diine naka la doon taxawee naka lañ ko doon xoole maanaam ci xamba yi ci sunu religion yi nga xamante ne dafa am parce que xam ngeen ne Afrique maanaam régime matrilinéaire la dafa am régime matrilinéaire ak patrilinéaire matrilinéaire mooy comme li xew nga xamante ne ni comme ci séeréer yi comme ci pël yi ethnie yu bari ci Afrique maanaam régime matrilinéaire la ñuy def maanaam bu ndey gi mooy ëpp doole par exemple ci séeréer kii donn bu ñu amee doom bu ma amee doom ki ma war a doon moom mooy sama jarbaat maanaam toujours ci ndey lay dem gisoo même ci ay mocc ak yooyu yëpp wala ay xam-xam toujours ci ndey bi la ñu koy donne moo waral boo gisee fecckat yi wala woykat yi wala bërekat yi naan sama yaay toujours maanaam réflexe boobu dafa nekk loo xamante ne ni lu am léegi nag régime matrilinéaire boobu nag moo jox statut bu privilégié à la femme maanaam jox jigéen maanaam place boo xamante ne dafa am solo sur le système culturel ak de la représentation spirituelle maanaam lépp loo xam ne caada la cosaan la jigéen moo koy jiite moo koy dundal waaye aussi ci lépp loo xamante ne wàllu diine la ci société africaine yi parce que bu ngeen dee xool gis nga même lii parenthèse la même dans l'islam li dundal l'islam jigéen ñi la gis nga jigéen moo njëkk a joxe deret moom la njëkk a rey ci l'islam pour deretam jigéen la ñu njëkk a maanaam moo njëkk a joxe xaalisam ki njëkk a tuur deretam mooy Sumayya di yaayu Amar ibn Yasir ki njëkk a joxe xaalisam mooy Khadija tu vois donc gis ngeen jigéen yi nga xam ne yu capital la yépp moo ko njëkk a def ci l'islam donc gis nga même bu yonent bi soxla woon ay effort de guerre jigéen ñi ñoo doon gën a joxe ko góor ñi toujours rek maanaam léeg-léeg sax duñu am loxo pour joxe waaw mais toujours te loolu da nga koy gis nii ci jàng yeeg ci cérémonie yeeg même ba ci les traditions maanaam les transmissions des valeurs culturelles wala religieuses jigéen moo koy jox doomam waaw maanaam boo buggee mu nekk ku baax boo jigéen moom moo koy yar moo koy jox yooyu mais góor gi talul loolu même gis nga ko ba ci àll bi jigéen ñi mooy jigéenu gaynde jigéenu bukki ñoom ñooy dem di sachet ji ñoom ñooy dem di uti pour la famille bële dafay nekk rek pour jigéenu gaynde bu góor bi di jaay maanaa ak yeneen yu demee noonu donc loolu moom moo tax dans les sociétés africaines jigéen lu mu am dafa rëy moo waral nga gis pour won la ne importance boobu mu am muy jigéen waaye aussi ci seen biir da ngay gis maanaam ci ay xew loo xamante ne dafa am benn transvestissement des officiants hommes en femmes maanaam da ngay gis toujours même ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ndëpp wala ñoom ñooy jiite bu dee dañuy dem ci xamb yi wala leneen même bu dee góor la da ngay sol day gis dafay sol yére jigéen tu vois parce que jigéen moom la rab mën na nekk góor mën na nekk jigéen waaye ñoo gën a dem même ba ci diine l'islam jigéenu shérif par exemple buy ñaan mooy gën a gaaw moo gën a am doole que bu góor bi kooku même shérif yi xam nañu li may wax bu baax a baax parce que da ci Fatimatu Zahra salaamullahi alayha la jóge nga gis même ba gis nga ba le système de taajaboon gis nga dañuy jël maanaam jigéen ñi dañuy solu jigéen solu góor parce que ci sunu cosaan la nga gis les carnaval bu dee bu Brésil fan la jógee ci Bénin tu vois donc Bénin c'est une tradition africaine donc loolu yëpp da lay jox importance bi nga xam ne jigéen am na ko mooy place bu élevée ci dans les sociétés africaines donc mën naa joxe exemple lébu yi maanaam seen xamb yi tey koo xamante ne ni da ngay gis ne ñi koy jiite ñëpp maanaam vie spirituelle bi ay jigéen la ñuy doon maam njare gisoo même les rëg daawur moo ciy góor waaw maam njare gis nga ay jigéen la Rufisque xawma banalati yëpp da ngay gis mboose yëpp ay jigéen la
tu vois donc da lay won doole bi nga xamante ne ni ak ngëm bi nga xamante ne ni moom la jigéen occupé waaye aussi rab bi noonu la bëggee maanaam jigéen di ko maanaam représenté moo tax rab comme ni ngeen ko xamee ñun ñëpp xam nañ ko famille day am rab quartier day am rab village day am rab communauté day am rab région même dafay am rab donc rab boobu nag dafay am relation ak ñi nga xamante ne ni ñooñu mu seqal muy waa dëkk ba muy dëkk ba gis ngeen daaru xan dañ doon wax naan bu ber extime bu jotee da ngay gis lëg daawur dafa benn fas la fasu benn tànk dugg na fii génn na fii ak yeneen yu demee noonu donc mu nekk ay relation complexe yoo xam ne dañ koy seq ak groupe yi et ba da nga souvent sax da ngay gis bu amee ci famille koo xam ne dafa am des troubles psychiques wala psychosomatique maanaam xel mi dafa dem wala mu jommi wala mu am problème dañ koy tëggal dañ koy ñaanal rab boobu pour mu faj ko donc rab boobu nag dafa am ay jëf yoo xam ne ay rituel yoo xam ne dañ ko koy defal yoo xamante ne ni ñi koy jiite toujours moom mooy jigéen parce que ci yoonu kii jigéen moom mooy li nga xam ne mooy chef de culte moom moo war a jiite li nga xamante ne ni moom mooy ñaan yi ak yi nga xam dañ koy taxaw pour def ñu koy tuddee yaayu xamb waaw gis nga papa xamba amul mais yaayu xamb moo am ci lébu donc parce que ci wàllu divination pour feeñal li nga xamante ne ni mooy lu nëbb mën a wax ak rab yi nga xam ne kenn mënu leen teg bët kooku jigéen moom rek moo mën loolu ba tax na bu fekkenteen jigéen amul sax góor bi bu ñëwee day solu jigéen waaw pour que waxu jigéen pour que loolu mu mën a nekk parce que rab bi mën na nekk góor aussi comme mën na nekk jigéen donc loolu aussi même da nga koy gis ci wàllu boo seqeek moom nag comme nga nekk góor dem nga def yëfu jigéen ak yeneen am na ay fecc gis ngeen fecc yi dafay nekk yoo xamante ne yu érotique waaw ay fecc yoo xam ne ñëpp xam nañ ko ni mu érotique di mimer même l'acte sexuel maanaam comme ni ñuy sëyee yaa ngi dégg ba nga xam ne dafay mel ni comme ku jigéen wala ku góor mooy dem ci ku jigéen donc loolu nag toujours ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo koy def muy xamba yi fi ma bëgg a jëm mooy ne dafay am na mun na dem ba ci maanaam yow mi nga xam ne yaay ku góor ki di nga fecc boo xam ne dafay mel ni wala ku jigéen ki dafay dal sa kaw wala ku góor ki dafay dal sa kaw parce que rab bi mën na nekk rab boo xamante ne ni dafa sexy dafa bëgg kii pour mu nangu sa ñaan il faut que mu sëy ak yow donc yooyu yëpp képp koo xam ne nag ci génne nga intimité boobu secret boobu nga dévoilé ko kooku mën nga ci am ay problèmes yoo xamante ne yu mag a mag a mag a mag gis ngeen donc lu ma bëgg a wax ci statut góor jigéen seen importance dans les traditions africaines yi nga xamante ne ni yàlla defal na leen ko te souvent ci biir tradition yooyu da ngay gis wàllu góor jigéen maanaam soit mooy mbubb yu ñu changé góor sol bu jigéen sol bu góor wala rab yi nga xamante ne moom la ñuy jëflanteel jëf rab yooyu am lu ñu laaj ci ñoom soit deret wala sëy ak ñoom yooyu aussi dafay nekk loo xamante ne lu am dans nos sociétés africaines donc bu ñu ñëwee ci les traditions islamiques charia comme ni nga ko xamee niñ ko xamee moom mooy réglementé lépp loo xam ne dundu doomu aadama la li ko charia bi corpus bi li ko composé moom mooy c'est-à-dire le texte fondamental mooy alquran mooy sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ijma ci borom xam-xam yi lu ñu daje mooy qiyaas loo xam ne dañu ko nattale mooy analogie loolu ci jëmu boppam moom moo jur li nga xam ne al aql wala aql l'intellect loolu moo jur lu ñu tuddee la jurisprudence islamique le juridisme islamique bi ngay gis donc ñooñu ci wàllu ngóor jigéen bu dee ci Shafi ak Hanbal ñoom dañ ko jàppe comme maanaam bu góor bu jëlee maanaam pénétration entre góor ak góor rek bu duggee rek loolu fornication la waaw tu vois donc zina la waaw maanaam faaxisha mooy wax bu lu bon la donc dafa laaj dóor bu fekkente ni ci malikiya la moom dafa laaj zina maanaam dafa mel ni bu fekkente ne ni ñaar la ñi ko def dañoo nekk ay borom am jabar war ñu doon sëy ñooñu dañ leen di def comme zina dóor leen tu vois
donc lapider leen ñii ne lapidation yooyu yëpp ay jurisconsulte yi dañ ci wute Hanafi yi ñoom dañu ne ñoom ñoo gën a xaw a nooyal ci loolu ne kenn du ko kii dañ koy dóor rek et puis essayer fexe mu tuub donc loolu nag ça ne veut pas dire que juridisme boobu mu ñëw mooy ne nit ñi ci seen jëm bopp dañuy bàyyi maanaam affaire bi di law di def lu leen neex ak yooyu moo tax gis nga am na ci yoo xamante ne ni société yi ci seen jëm bopp ñoo ko nanguwul ñoo koy jëlal seen bopp en charge pour xeex ko pour que mu man fee jóge boo demee du point de vue maanaam donc vide normatif boobu nga xamante ne juridique bi nga xamante ne ni taxul maanaam même bu fekkente ne wax nañ ko jubóowuñu ci waaye loolu taxul nit ñi ñoom dañuy fajal seen bopp moo tax gis nga suñu confrères yi suufi yi ñoom dañuy maanaam comme ñoom yoruñu le pouvoir ak yeneen yu demee noonu donc ñoom lu ñuy prôné moom mooy li nga xamante ne ni moom mooy pardon mooy repentir mooy maanaam nit ki tuub jéggulu parce que nee nañu faute lu mu rëy rëy bàkkaar lu mu rëy rëy maanaam jéggalu borom bi moo ko gën a rëy ñu sukkandiko ci aaya bi nga xamante ne moom laay wax ñu ñëw ci la tradition religieuse judéo-chrétienne kooku aussi boo demee ci maanaam li nga xamante ne ni moom mooy Lévitique ci aaya wala verset 18 mooy tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Donc ils ont commis tous deux, ils devront mourir, leur sang tombera sur eux. Donc gis nga judaïsme lu mu gis ne dafa ne ci wàllu même recommandation comme yu Moïse waxoon mooy ne yow doo waroo sëy ak góor ni yow wala comme ni ngay sëyee sa jigéen sa soxna képp ku ko def lu ñaaw la donc def nga la ñaar ñu ko def dañoo def lu ñaaw donc dañ leen war a rey ba nga xam ne seen deret dafa war a tombe ci seen kaw donc nga del si aussi ci wàllu christianisme mooy le récit biblique bi nga xam ne mooy ci expliqué na la Sodome ak Gomorre mooy Sadum yaa ngi dégg ak Gomorre nga xamante ne ni yàlla dafa yónni ay malaaka kooku dinañ ci ñëw malaaka yooyu rey leen tu vois yooyu yëpp li ko indi moom mooy transgression des genres maanaam góor waroon na dem ci jigéen jigéen dem ci góor waaye jigéen a jigéen sëy góor ak góor maanaam sëy ba loolu indi nga gis l'apôtre Paul mi ngi wax sax dans les épîtres aux Romains traite de c'est-à-dire d'infamie de pratique hédonisme maanaam mi ngi wax ne maanaam li nga xam ne moom mooy sëy góor ak góor wala jigéen ak jigéen mu nekk lu ñaaw la ci maanaam ci lu ñaaw la donc hédonisme xam ngeen agence bu bari luxe dafay jur ay vices ay caprice pour kii loolu nag dafay indi ay problème toujours pour ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñi ci nekk donc loolu aussi moo dem yóbbu donc rapidement en 1970 nga gis mu commencé former dans l'église chrétienne ci laa nekk ni ay groupe gay yoo xamante ne dañuy réclamer ñoom it ne ñoom dañoo bëgg ñu am droit waaw moo tax ñu dem en 1980 ñu créé Christianity Social Tolerance and Homosexuality muy christianisme tolérance sociale et homosexuelle maanaam nga xam ne 1980 la ko tudd John Boswell créé aux États-Unis pour que na wax église ne créé maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy homosexuels yi dañu war a nekk ci église yi te dafa am solo pour ñu xoolaat li nga xam ne mooy bible jàngaat ko comme ni nga xamante ne noonu la nekk woon bu ko defee théorie chrétienne bi nga xamante ne ni moo nekkoon ci wàllu tolérance jëme ci ñi nga xam ne ñooy góor jigéen yi wala ñu mel ni ñoom ñu koy appliquer ñoom it ci ñoom donc loolu indi opposition bu mag entre libéraux ak conservateurs dans l'église parce que boo gisee may wax li moom moo situation yi monde bi di dund tey ci yii la aw loolu ñëw en 1910 comme ni ma ko waxee ci la ñu commencé nominer ay pasteurs femmes waaw maanaam ay de sexe féminin ñoo xam ne ay ci jàngu bi la ñuy bokk waaye dañuy nekk ay pasteurs femmes maanaam ñoo xamante ne ni dañuy nekk ay curé donc ci San Francisco nga gis muy dem xeex bi commencé l'église méthodiste bu ci mu maanaam l'église Methodist Church muy maanaam l'église méthodiste moo njëkk a développé benn pastoral maanaam benn
genre waxtaan la yoo xamee homélie comme yi nga xam ne moom la ñuy def par dimanche wala yooyu di ci waxtaan pour jëmale ko ci ñi nga xamante ne ni moom mooy góor jigéen yi. donc ci 1970 aussi ci biir nag loolu nga xamante ne ni mooy jafe-jafe yi ñu doon dund ñoom góor jigéen yi ak yu demee noonu xeex yooyu pour jot seen droit loolu moo indi en 1970 ci la ñuy njëkk a créé ci San Francisco ñuy tudde Gay Pride muy maanaam la fierté gay, la fierté d'être homosexuel. donc bu ñu ñëwee ci ñoom dañu sukkandiku ci aaya bi walladaani yaatiyaaniha minkum fa aazuuhuma fa in taaba wa aslaha fa aridu anhuma inna allaha kaana tawaaban rahima. ñaar ñi nga xamante ne ni bu ñu demee ba jëf fornication maanaam ñu njaaloo fa aazuuhuma na ngeen leen lor fa gis nga lor bi fii ñoom dañu ne waxul rey waaye nañ leen lor nag mën nga ñëw nga duma nit ki mbaa nga tëj ko mbaa nga toroxal ko genre peine yoo xamante ne ni dina ci yëg ne moom digiteem daal wàññeeku na. waaye fa in taaba bu dee nag dañoo tuub wa aslaha te ñu rafetal tuñ ci affaire ngóor jigéen wala lesbianisme fa aridu anhuma na ngeen leen bàyyi ndaxte inna allaha kaana tawaaban rahima yàlla kuy nangu tuub la te ku aussi ku yërëmaate la. donc gis nga ñoom ci loolu la ñu basé wu muy suufiyanke yi pour wax loolu moo tax ma traduire ko muy les deux d'entre qui l'ont commise, c'est-à-dire la fornication, sévissez contre eux, s'ils repentent ensuite et se reforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Donc les deux signifient ici maanaam ñaari lu muy tekki mooy ñaar ñu ko def mën na nekk góor ak góor mën na nekk jigéen ak jigéen parce que c'est pas du tout spécifié par le verset. donc soit góor mën na ko def soit jigéen mën na ko def jigéen ak jigéen wala góor ak góor muy surat 4 ci Nisa du verset 16 comme référence. donc loolu yóbbu ñu gusi ngeen gis li nga xamante ne ni moo xewoon ci jamono Luut yàlla di wax wa luutan is qaala li qawmihi ata'tuuna alfahishata ma sabaqu biha min ahadin min alalamin mu ne ndax yéen da ngeen di def loo xamante ne ni yéen sama xeet loo xam ne kenn musu leen ci jiitu ci li jiitu ci nit ñi. waaw amul alamin maanaam ay monde musul am cette relation contre nature érotique bi nga xamante ne ni yéen ngeen di def. donc innakum la ta'atuna rijala shahwatan min duni nisa da ngeen di jël ay góor ni yéen di ut ci ñoom plaisir min duni nisa ngeen bàyyi fële jigéen ñi bal antum qawmun musrifun yéen da ngeen nekk ñu outrancier un peuple outrancier mooy ñoo xamante ne dañoo ëppal. waaye nga gis xeetam donc nga gis xeetam lan la ko wax wa ma kaana jawaaba qawmi illa an qaalu axrijuhum min qaryatihim innahum unaasun yatataharun. gis nga lan la ñu wax dañu ko wax ne yow Luut Luut yow nañ ko génne nañ génne Luut parce que Luut nañ ko génne ci cité bi parce que ñoom dañuy setlu. donc gis nga ndekete yëfu ngóor jigéen tilim la tu vois tilim la. gis nga yàlla ni mu ko expliqué. donc nii nga xamante ne ni moom mooy réponse xeetam nga gis foofu yàlla lan la def dafa yebal ay malaaka yi ñëw yu rafet bi ñu ñëwee rek toog rek gaa ñi comme loolu lañ doon seetlu. xam nga léeg-léeg aussi da nga koy gis ci dragueur yi benn jigéen bu ñëwee seet si kenn ci xaritam yi wala leneen rek wala même ci góor aussi da nga koy gis dafay am dragueur yi dañuy ñëw di roode waaw ak yeneen yu demee noonu. donc ñooñu aussi noonu la ñu def parce que affaire sexe moom moo demee noonu dégg nga dafay changer lépp. donc ci biir loolu la ñu dem bi ñu demee ne ñëw Luut yow nag il faut ñu laal sa kii dañ leen soxla il faut ñu ñëw ñi dañoo rafet ñi waruñu mën a mucc ci ñun tu vois ak yooyu. Luut ne leen waaye yéen waaye du ngeen bàyyi sama gan yi waaw bàyyi leen sama gan yi ñu bañ. ci gàttal yàlla ne Luut bàyyil maag ñii dinaa leen duma yoo xam ne mosuma leen duma. donc ci récit yi ci la yàlla yebal Jibril mu jël Sodom ak Gomor yëkkati ko ba ci kaw asamaan dëpp ko ba pare kenn ku ci nekk ci góor jigéen yi mu jël xeer yónnee la ko maanaam diw
góor jigéen la xeer bi ci yow lay dem direct mu mel ni comme missile téléguidé laser dem ci yow fa anjaynaahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaaha min al-ghaabiriin gis nga ñu musal ñëpp mu ak njabootam waaye ba mu des jabaram parce que jabaram dañ ko boole ci ñi nga xamante ne ni dañ leen war a exterminer donc gis nga mu nekk loo xamante ne ni lu kéemaane la donc ci damay njëkkanteeg temps bi rek donc loolu nga gis mooy li nga xamante ne ni mooy li am le point de vue bu ma ko dee résumé religion africaine yi religion judaïque religion chrétienne religion musulmane ci biir loolu aussi ci yeneen peuples yi aussi amoon na muy peuple grec peuple chinois peuple hindou peuple yëpp de manière générale comme ni ma ko waxee rek yooyu yëpp lu am la léegi bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne ni mooy li ngeen di gis fii ci Sénégal mooy d'abord effet yi nga xamante ne ni mooy ngóor jigéen moo ko indi ak lan moo tax état bi créé li nga xam ne moom mooy ay association nangul leen ko bu ngeen gisee philosophie état di créer di nangu association parce que yu góor jigéen wala ay ñoo xam dañuy jaay seen bopp jox leen ay carte wala yu demee noonu parce que état dafay soucier wu d'abord de la santé publique maanaam li nga xam ne mooy waru nit ñi te gis ngeen kër day am toilette bu amul toilette rek salle bi sax mën nañ fa dem jonkon fa donc loolu moom moo tax société nekkul comme ni nga xam ne segam sa kër ngay créer cette petite mini société waxantuma la ak toute une société nga xam ne ay nit la ak nit nu mu xawee kéemaane donc loolu moo indi gis nga ci affaire association yooyu ci la ñuy maanaam ñoom ci lañ leen di mën a regrouper xam kan moo ci nekk kan moo ci am problème ci la ñuy defee ay ci mën leen surveiller seen comportement ci lañ leen di mën a traiter ci lañ leen di mën a jël prise en charge donc ci lañ leen di mën a dépister contre le VIH ak sida maanaam man leen topp ba ñëw ba nga xam ne ñoom ñooy sëyante seen biir ñooy demalante seen biir donc ci association yooyu pour que feebar boobu bañ a law dem ci ñeneen ñi nga xamante ne ni xamuñu leen donc gis nga loolu mooy philosophie moo tax gisoo même ba ci jigéen ñi nga xamante ne ni dañuy jaay seen bopp ñoom it carte yooyu ñu leen di jox parce que foofu ñuy dem léeg-léeg ci bar yi ci restaurant yi wala ci lieu de plaisir yi wala de close yi ñoom it état dafay soxla ci wàllu sécurité parce que ñooñu nga xamante ne ñooy def loolu maanaam bandi yu mag yi wala góor jigéen yi wala yeneen yu lesbiennes yi dañuy daje foofu waaw ñi def crime maa ci criminologie dañuy daje foofu donc fu ñu mënti jaar dañuy bëgg assouvir seeni kii maanaam dañuy soxla sëy muy ci góor wala ci jigéen bu ñu leen bëggee jàpp foofu lañ leen di mën a jàppee parce que fu ñu mën a jaar dinañu àgg foofu dafa mel ni nag rek boo xamante fu mu mënti jaar dana dem ci mbalka ndox mi donc noonu la mel moo tax léeg-léeg ñu xamul duñu comprendre mais pour la santé publique loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo moo tax ci benn kii boo xam ne ci début révolution islamique en Iran dafa amoon benn ayatollah bu tudd Sadiq al-Khali Sadiq al-Khali moo doon le procureur de la République Sadiq al-Khali dafa ñëw détruire jàpp caga ji jàpp góor jigéen yi jàpp kii même maison close yi mu ne day tëj mu am un grand ayatollah bu tudd ayatollah al uzma Sayyid Mahmoud Telegani kooku woo ko ne ko Sadiq mu ne ko waaw mu ne ko kër day am douche kër day am toilette parce que yooyu bàyyil noonu am na yoo xamante ne état daf ciy sëgg waaw te loolu aussi ma wax gis ngeen fii daa am na ñoo xam ne ci ay jigéen yu officiel pour ay gan yu officiel parce que yooyu bu amul rek ñi nga xam ne mooy famille chaste yi borom jëkkër yi ñu ci ñooñu lañ jëm parce que ñëpp xam nañ doole bi nga xamante ne moo nekk ci li nga xam ne moom mooy sexe donc loolu aussi ci wàllu associé yooyu daanañu def ay échange maanaam espace yooyu waaye 2008 2009 ci la am nag nga gis fii mu mel ni yàlla dafa def yëkkati nit ñi ñu xeex ak góor jigéen yi ñii ñu sulli leen ñii ñu rey leen loolu indi ay problèmes yoo xamante ne ni yu rëy activité festive yi nga xam ne ngénte yeeg sëy yeeg ak yeneen yu demee noonu daanañ fa daje seen mbaxal yooyu amatul échange d'information yi amul ci wàllu VIH sida donc li nga xam ne moom lañ leen doon jox ci wàllu ay préservatif ak les lubrifiants parce que aussi état bi daf leen ko doon jox ak soutien aussi psychologique yooyu amul ubbi ci góor jigéen ñaari catégorie la ci benn kii bi am na ubbi am na yoos
ubbi moom mooy bii def yëfu jigéen yuus moom mooy def bi nga xamante ne ni mooy yëfu góor tu vois bu xale bi nga xam ne mooy adolescent moo njëkk a commencé dugg ci kooku la ñu tuddee mbere mbere tu vois grand-mère bi ki nga xam ne moom mooy pap ma mooy nekk genre mère famille bi moom mooy maam maare tu vois donc gis nga bu fekkente ne ci ñi nga xam ne ay boromi doole lañu ci góor jigéen yi soit homme d'affaires yi wala ci politiciens yi wala ci ñi nga xam ne dañu tudde woo diine ñooñu ñu ngi leen tudde placard waaw parce que ñoom duñu mën a feeñ duñu mën a kii waaye mën nañuy jël ci ñoom maanaam li nga xamante ne ni moom mooy ay conseil donc loolu bi mu amee nga xam ne ñemeetuñu feeñ ci nag la ñu commencé ci beneen anamin infiltration maanaam dugg ci ay natt cotiser la plupart def ay natt ak ay dugg ci daayira yi waaye foofu aussi mu am fuite parce que xam ngeen léeg-léeg mu am ay scandale ci espace yooyu loolu nag indi mouvement boobu xamante ne d'exfiltration kuñ ci jàpp ñu toroxal la ñi daw dem Gambie ñi daw dem Mali ñi daw dem Mauritanie gis ngeen Yaya Jammeh bu mu fa kiiwee mu ne leen fii ku fi kii dinaa xuuf sa xaw ma sa yooyu kenn du ko fi defee daw leen dem fi ngeen jóge woon donc gis ngeen ko donc loolu aussi mu nekk loo xamante ne lu difficile la ci ñoom ba nii ci ngeen gis ñu bari ci ñoom daw dem États-Unis tudd ay Stéphanie tudd lii ak leneen donc yooyu yëpp li ko indi aussi le code pénal bi nga xamante ne ni moom mooy bu sénégalais xam ngeen ne ñu ngi ko jëlee ci disposition code pénal français bi nga xamante ne ni ñu ngi ko décret bi ñu ngi ko signé ci le 6 mai 1877 moom ci la ñu appliqué décret boobu mbooleem li nga xam ne colonie africaine la française moom la ñu appliqué maanaam article boobu muy 331 332 ak 333 donc mu nekk ay peine d'emprisonnement yoo xamante ne 6 mois dem ba 3 mois ba 6 mois waaye aussi ak ay amende 4 000 ba 1 million de francs français tu vois donc nga gis loolu aussi lu am la donc xam ngeen peine léegi boo gisee société yi boo gisee association yi nga xam ne moom lañ tuddoon ànd sàmm jikko yi parce que ñu naan léegi dañ ko bëgg a criminaliser parce que xam ngeen dafa am 3 types de peine dafa am peine criminelle moom mooy réclusion nga xamante ne istibaat dañ lay téye détenir la prison à perpétuité donc nga xamante ne yooyu surtout ay crime politique lay tu mu am peine correctionnelle yooyu aussi emprisonnement la 8 jours pas plus ak amende tu vois alors que actuellement fii ci maanaam ci peine correctionnelle la duggagul ci bi nga xam ne moom mooy bu criminel alors que moo tax ànd sàmm jikko yi ne nañu ko def mu criminel nga xam ne ku ko def rek dinañ la mën a tëj entre 10 20 30 wala à perpétuité donc gis nga mu am peine de police mooy yi nga xamante emprisonnement 1 à 7 jours wala yu demee noonu donc loolu moom moo indi boo dee xool ci sunu code pénal sénégalais article 320 321 mooy moo ne képp koo xamante ne ni gis nañu ngay def lu mel noonu mën nañ la am emprisonné ci benn at dem ba ci juróomi at et ak amende boo xamante ne ni entre 100 000 la ak 1,5 million francs te képp koo xamante ne def na acte boo xamante ne bu ñàkk orma la bu ñàkk sutura ñu gis ko mu nekk ou contre nature nga xam ne góor ak góor wala jigéen ak jigéen ak koo xamante ne yéen a bokk même sexe yaa ngi dégg kooku dina nekk loo xamante ne lu ñuy daan donc ngeen gis foofu aussi sur le plan politique affaire ngóor jigéen lu mu doon joué mooy maanaam en 1960 bi nga xamante ne damay résumé ñuy gàttal problème yi dal wàllu ngóor ji parce que bu njëkk ba entre Senghor ak Lamine surtout Saint-Louis góor jigéen yu mag yëpp dañ doon ànd ñi ànd fii bu ko defee mu xumb ci wàllu élection yeeg ak yeneen yu demee noonu loolu amatul parce que problème yu bari dugg na bi ñu ñëwee mais toléré woon nañ leen mais bi ñu ñëwee ba 1960 ak discours bi nga xamante ne nii Mamadou Dia xam nañ ko le discours de la réhabilitation de mœurs dites conformes à nos ambitions nationales sénégalaises nga xamante ne ni léegi dañuy xool ñun li nga xam ne mooy lu baax mooy lu ñu jàpp mooy mbaax
ñun en tant que sénégalais ñu defal ko suñu bopp. xam ngeen ne jamono jooju amoon na ay rafal lu mel ni police gendarmerie yëpp dañ doon dugg ci baar yi ci restaurant yi ku ñu gis ngay jaay sa bopp ñu jël la tëj la ba pare nag takkal la kenn donc kooku góor jigéen jaratul wax ñoom ci la ñu raafe daw nga xool depuis 1960 ab crise bi ñu ñëw ba 1964 ba 1974 nga xam ne parti unique la woon nga xam ne élection amatul multipartite amatul donc amatul ay campagne électorale donc jeeg gi ak driyanke ji ak jongoma ji maanaam amatuñu lu dul seen ngénte yeeg ak yeneen yu demee noonu te xam ngeen amoon na benn loi boo xam ne 1967 nga xam ne dañ doon tere sax ngénte yi ak yeneen yu demee noonu te boobu mu ngi nekk toujours actuel donc yooyu yëpp indi na aussi maanaam li tax góor jigéen ñi doole bi ñu waroon a am wàññi na ko trop mu ñëwee ci 1970 ba 2000 aussi nga gis le discours avec l'avènement de la révolution islamique en Iran le discours musulman dafa génn discours boobu nag mu nekk loo xamante ne ni dafa maanaam contre li nga xamante ne mooy ngóor jigéen te di ko xeex donc loolu nag moom moo indi tey ci jafe-jafe yooyu comme léegi ñoom ñoo nekk comme léegi góor jigéen yooyu ñoom ñoo nekk am nañu doole parce que comme ni ma la ko wax depuis 1960 ñi ngi déroulé seen force ak yooyu dem nañu ba tey ci adduna bi ñoom ñoo dominé li le système financier mondial maanaam FMI banque mondiale ak les grandes banques ñëpp ñoom ñoo fa nekk donc ci biir loolu nag léegi ñu ne comme ñun ñoo fa nekk ñun ñoo am doole bi ñun mënuñu continuer ñu di ñu sonal léegi nañu def en sorte que il faut que suñu pouvoir ñu user ko te niñ koy user mooy fexe ba nga xam ne décideurs mondiaux yi ñi nga xamante ne ñoo yor ngànk àdduna ñu aw ci ñoom ne leen lii il faut que ñu nangu ko par force moo tax gisoo Biden bi mu ñëwee dafa ne ñoom seen relation mi ngi assujettir maanaam mi ngi dépendre ci ñi nga xamante ne dañuy daganal góor jigéen bu ñu leen di daganal dinañ leen dimbali bu ñu ko deful dinañu jël ci ñoom ay sanctions donc gis nga loolu moom la ñuy dund tey pays africains yi ak yeneen pays mondial bi moo tax nga gis ci maanaam ci monde bi mu nekk xeex bu mag boo xam ne am na léegi nag ñu làqatu ci les droits ñu ñu tuddee ci les droits de l'homme bi dafa am première génération mooy kooku droit civil la woon ak politique mooy bu révolution française 1789 mu gis mooy droit liberté individuelle opinion d'expression de culte liberté physique liberté familiale filiale propriété privée liberté politique le droit de vote le droit à la résistance à l'oppression le droit de maanaam rentrer c'est-à-dire rendre pacifiquement donc deuxième génération de droit ñoom muy droit créance muy maanaam état bi am na doole boo xamante ne ni moom rek moo mën a joxe droit yooyu wala lu mel ni éducation lu mel ni santé lu mel ni habitat te nit ki mën a respecter dignitéem am dignitéem droit au travail droit à la sécurité sociale droit à de grève tu vois ak droit de maanaam liberté syndicale donc yooyu mu nekk droit yi nga xamante ne économique la et sociaux muy deuxième génération léegi nag troisième génération bi ci la ñu ñëw nag dëxën yi nga xamante ne moom lañ ci bëgg a dëxëñ pour force ci nit ñi mais dañu ko taaral boobu ñu ko taaral mooy le droit maanaam environnementaux maanaam dañu war a sàmm li nga xamante ne moom mooy li ñu wër muy suuf si muy ndox mi muy jaww ji muy loolu dañu war a am aussi droit au développement humain durable maanaam nit ki dafa war a am développement dafa suqaliku waaye aussi droit de partage du patrimoine maanaam fexe ba nga xam ne géej gi plage bi ak yooyu yëpp ñu bokk ko gis ngeen ko mu ngi suñu constitution ci dernière maanaam référendum bi lañ ko voté ak maanaam ne patrimoine commun la di nit ñëpp ñoo ko bokk ak le droit à la différence gis nga mi ngi ñëw le droit à la différence mooy maanaam kii bu nekkee góor jigéen kee nekk gànc kee nekk lesbienne ñooñu nañu leen jël maanaam kenn ku ci nekk nañ la jox am nga sa droit dañ ko war a respecter donc loolu ak le droit des minorités maanaam ñi nga xamante ne ni ay ñu tuuti lañu mooy maanaam góor jigéen yi
ak ñeneen ñu mel noonu loolu lañ ci jubluñ ci leneen donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la donc bu ñu dee xool loolu moo indi ñu pousser état yi ñu créer ay ministère genre nga xam ne mooy occupé wu ci loolu nga xam dañu naan ay solidarité ak am yiñ ko kii mais au fait ossature bi li nga xam ne mooy pilier central bi mooy liñ tuddee question genre te genre xam nga ci grammaticalement dañ noon maanaam deux sexes lañ ci xam mooy góor ak jigéen léegi nag comme am na góor jigéen am na sexe am na bisexuel am na transgenre am na intersexe am na hétéro am na cisgenre am na yu demee noonu donc nañu respecter maanaam le respect de la différence donc ci biir loolu la ñu indi fexe ministères yi faire accepter maanaam am na 6 points ba 5 yoo xam ne dafa ne faire accepter l'idée fexe ba nga xam ne xalaat bi dañ koy nangu ministère bi day fexe ba fax ne réew mi war nañ ko nangu waa réew mi et puis possibilité joxe ay possibilité maanaam fexe am ay jumtuwaay pour loolu mën a nekk 3 mooy la faisabilité mooy fexe ba nga xam ne loolu mën a nekk waaye aussi comment adapter la question genre avec nos cultures maanaam fexe ba nga xam ne question genre dinañ ko dëppale maanaam ak li nga xam ne mooy suñu caada làqatu ci wàllu luñ tudde paix jàmm ak diversité mooy maanaam wuute ak également tolérance maanaam muñalante fexe ba nga xam ne arc-en-ciel bi liñ taan rainbow flag maanaam drapeau arc-en-ciel nga xam ne dafa am couleur yu bari yu mu wuute naka la ko nit ñi di accepter def ko ci article yi ñuy defar ci football bi gis nga nit ñi ngi koy commencé def ci maillot yi da nga koy gis ci télévision da ngay gis lépp dañuy def yoo xamante ne ay article la yoo xam ne arc-en-ciel donc waaye également comment vaincre et convaincre maanaam question genre maanaam ministère du genre bokk na ci objectif am mooy comment vaincre naka ngay fexe ba maanaam lii nga xam ne moom la ñuy xeex pour que respect à la différence aux minorités maanaam góor jigéen yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy lesbiennes yi fexe ba nga xamante ne ni dinañ mën a vaincre loolu dina mën a gagner parce que loolu ñu bëgg mu gagner moral tey public waaye convaincre essayer fexe ba nga xam ne ki la doon xeex di nga fexe ba mu wëlbatiku di la xeex lay jàppale la te loolu li ko mën te ñan ñooy obstacle yi moom mooy religieux yi moom mooy ñi nga xamante ne moom mooy nitu diine yi ñoo ci jiitu waaye aussi ci politique yi am na ak ci yeneen yi nga xam ne ñooy frange de la population bu ko defee xeex boobu bu ñu koy xeex dañ ciy ñambasaale la mendicité des enfants maanaam taalibe yi nga xam ne ñoo wala xale yi nga xam ne ñoo nekk ci rue di saraxu ak wàllu drogue ak gouvernance des ressources naturelles tu vois maanaam naka la ñuy mën a maanaam respect maanaam de la gouvernance de naka la ñuy saytoo li nga xamante ne ni moom mooy mbell meeg moom mooy richesse yi nga xamante ne ni yàlla may na ko réew mi donc fu may jeexale rek mooy solution yi nga xam ne moom laa préconiser moom mooy toujours li yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam waxoon mooy ne toujours seeni doom bu ñu juddoo góor ñi nañu nekk d'abord li ñu leen di solal góor warul sol yenn couleur yu jigéen yi jigéen warul sol yenn couleur yu góor yi donc fexe di ko tàmmal loolu di bañ leen tëddale góor ak góor ak jigéen ak jigéen ku am na nga def ay moyens yoo xamante ne ni ku nekk da nga mën a am sa lal gis nga léegi boo xoolee lal yi sax dañ koy tegale kenn ku nekk ak sa lal pour éviter loolu parce que xam ngeen ci yeewu xale bu yeewu góor bu yeewu léeg-léeg dafa am lu muy yëg ci ngóoraam te loolu mën na ko yóbbu ci mu bu ko amee désir bu ëpp mën na ko yóbbu ci musiba donc thérapie yi nga xamante ne ni moom la ñu mën a def rek moom mooy fexe ba nga xam ne vagabondage boobu ak dévergondage boobu fexe ba nga xamante ne ci wàllu éducation mën nañ ko def di ci yar xale yi liñ naan góor ñi ci jigéen ña góor jigéen ñi ci jigéen ña caapa ñaama kus ci jigéen ñi wala ci góor ñi bu ko defee rek jàmm ne ñooy léegi nag yi nga xam ne ay déviance la yoo xamante ne mënul ñàkk mais yooyu un peu ça se gère de manière très responsable loolu laa amoon tey ci li ma parce que li ci duuf yëpp ci nag bi xajul ci cin bi waaye lu cin bare rembet xorom du ko tuur donc mu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di xaar intervention yi ak question yi incha allah pour ñu gën a xóotal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu